jaa ngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fees bokk na ca ni élection locale gën a jege si ay ndaw soobu ci lu ni mel ñu seetlu ko ci élection yi nga xam ñu ngi ko dëgmal ay ndaw yu bari góor ak jigéen ni faaw ñu samp seen ndënd dugg ci giw bi loonte nag xëy na seenu xam-xam ci mbirum élection maanaam seen expérience bareegut noonu lem ñenn ci doomu réew mi ni waaw jàppal leen tànk lu jaadu la ndax am nañ engagement maanaam pas-pas bi nga defal seen i gox daañu ci ñëw ci biir xabaar yi nam gën a yaatoo booy fekk na su des ne ci nux dañu wane seen naxaru xool ne ñu dafa am ñaari directeur yoo xam dañ leen a affecté daal di leen di yóbbum ci centre wala institut français bi nga xam te ne bii dafay tàggat ay dongay daara yu jógee bitim réew lii su des naqarlu ko ñaawlu ko jàpp dëppoo ak yoon daañu ci ànd ak gëstu Mamadou Dieng ci biir xabaar yi dana ci bokk fi ñu toll nii tembe yaabooy manqué na ci réew mi ceeb bu jën bu jaar ci yoon kon tàmbalee jafem nappkat yi du lenn lu may gaal yi nga xam gaal yu mag la jógee bitim réew ci état Sénégal jox leen ay licence ci wàllum napp gi lii moo tax ba géej gi rakk daañu ci ñëw ak gëstu maam seene bu baabu ci biir xabaar yi daañ ci boole pàcc bi ñu jagleel gëstu gi maanaam découverte ay gox ban jëm ña nga ca commune bu Diass dëkk ban duppee Mbayaax dëkk la bu am taarix Muntaga Kan moo ñu koy faram-fàcceel lii moo gën a fes nit ñu suubu ci yàq liggéey jàngeen jëf ci àndi beek ñun ci ITV tàmbali faram-fàcce xabaaru maraxim di ko tàmbalee ci mbirum syndicat bi nga xam mooy SUDES muy syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal ñoom jamono ji tembe dañoo mer ba futu nee ñu dafa am ñaari directeur yoo xam te ne bi dañ leen a jël daal leen di yóbbu ci institut français ñoom nag foofee kon yor ay étudiants yu jógee bitim réew la ñuy saytu booy fekk na ñu soxla leen lool ci liggéeyukaay ba ñu nekk ak jamono ji nga xam tey dañ ko soxla ci bérébu jàngukaay yi SUDES jàpp ni dëppul ak yoon moo tax ñu woote ndajem ëngëmloo yàbbi seen naqaru xool ci kanam askanu Sénégal Mamadou Dieng fekke woon na ko ñu teewlu lu mu fa jëlee. ñaari directeur yu ñu palpal gu yees ca institut français bi ñu jagleel ndongo yu jógee bitim réew moo indi féewaloo diggante recteur ak SUDES syndicaliste yi dajaloo fas yéene xeex li ñu tuddee jaay doole ndax ci seeni gët nomination yooyu respecté wul texte yi. juróom ñaari weer a ngi nii recteur tëju na jël ay ndogalam tabb na ay ndogalam yu ko neex ay nit ñoo xam ni ci yoon waruñu nekk directeur ndax amuñu ndombal mbagg maanaam grade gi yelloo jiite institut ca kaw loolu ñun SUDES bi ci IFE dañoo lànk bañ tëdd ba banku ne ni ñu ko yoon maye ne duñu nangu tabb njiit joojee nga xam ne teguwul ci yoon recteur di wëy di nu noot ak nappaaje teg ci ab xeeb jëmale ko ci ay naataangoo yu mel ni moom. SUDES ak USB ne Amadou Ali Mbaye dafa bëgg a indi fitna ci biir institut boo xam ne ci dal rek lañu ko xamoon ñoom syndicaliste yi ñuy ñaawlu lu ñu tuddee dëgër bopp. dëgër bopp kilifa gi tax na kër gi nar na nërmeelu ci lu ko jarul recteur su ko neexoon léegi mbir mi sotti njiit ak ñi ko yelloo. mbicoog mbaaloo gi diggante rectorat ak SUDES section IFE dem na sax ba gàllankoor njàng mi ci biir l'école bi. léegi nag ñaareeli semestre bi ñëw def nañu suñu liggéey def nañu examen yi natt ndongo yi waaye amuñu kilifa bu ñu jébbal notu ndongo yi ndax ñu bamtu ko ba mu leer IFE ba fii ñuy wax ak yéen amul njiit guléet lii di am IFE examen yi fi amoon daaw ba léegi ndongo yaa ngi xaar résultat bi. syndicaliste yi ne sax ñi ñu fal pal gu yees ñoom ay tëkku lañu jël la def ko muy seeni ngànnaay recteur bi ñu jébbal ko juróom benn ci ay correspondance waaye syndicaliste yi ne amul ci benn bu mu leen tontu SUDES di sàkk ñu woo conseil d'administration ngir ñu mën a jubanti nomination yi. Mamadou Dieng àndoon ci ak Seydina Mbaye jàngeen jëf ba tey ci mbirum jàng mi tey jii buntu daaxa ju kaw jundu pécanta ju fi ci Ndakaaru amoon na yëngu-yëngu ndax yenn étudiants yi nga léegi dañoo teg kaaraange gu wér péng dugg ba génn ba dañu koy segg carte wu nu méngaleeg xarala yu yees yi moo la fay dugal
ñi seen i carte noppeegut ngir ñu mën a am accès maanaam dugg ci daara jëm dañoo leen a bloqué woon ca bunt ba mën ñoo dem mënuñu dikk loolu nag yëngal seen dënn ñu jàpp dëppool ak yoon ca bëgg nañ kilifa yi saytu ko na mu gën a gaawem dañ ci xuus ànd ci ak gëstub Maam Alassane Lay Seck. yombul benn yoon ci ndongo yi nekk université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñu àgg ci seeni campus ñu ci bëri dañu leen a téye ci bunt bi ndaxte seeni carte kenn enregistré wu ko. mën naa ne d'un côté baax na d'un autre aussi baaxul parce que c'est bien campus social la war nañoo mën a contrôler kan mooy dugg ak kan mooy génn donc tout le temps tu es obligé de trimballer avec ta carte. waaw y a ce problème là aussi parce que nee nañ enrôlement yi c'est de 8h jusqu'à je sais pas 13h la ñu xaw ma y en a qui font des cours du soir par exemple comme ñun ay cours du soir lañ am de 16h à 21h donc mënuñu fi teel a ñëw parce que ñu bëri ñoo xam ne dañuy def stage entreprise am na ñoo xam ne dañuy liggéey du coup da ngay wàcc bëgg a ñëw ñu ne la waa doo mën a dugg parce que sa carte kenn enrôlé wu ko alors que tu peux pas être présent le matin. jaaduwul benn yoon nga am sa carte te mënoo dugg ci école bi. loolee la Abdourahmane Balde wax. am na xamante ni am nañu seen carte déjà mais ñu ne piis yi baaxul bu ñu demee ci buntu yi nii boo gisee sécurité xool avec seen application da ngay gis ñu ne l'étudiant non inscrit te fekk étudiant c'est bien inscrit loolu tamit problème la directeur cours bi war na xoolaat ci loolu waaw parce que étudiants yi sonn nañ ci loolu moom waaw da ngay inscrit régulièrement nga ñëw ba ci buntu bi ñu téye la loolu c'est pas normal. ay waxtu yu néew moo des ci app bi ñu leen jox te étudiants yu bëri seeni carte kenn enregistré wu ko. waaw loolu mooy yàgg na fi mais yooyu en général c'est pas appliqué parce que ñoom seen jëm bopp tu vas voir que le 1er novembre day fekk joxe ñu carte étudiant pour ñëpp voilà loolu parce que fii di ngay yàgg balaa nga am carte étudiant kon donc s'ils disent ça loolu je ne crois pas je sais que délai bi dina jàll fekk la majorité des nouveaux étudiants parce que 80% day fekk amaguñu carte étudiant mais su boobaa ils seront obligés de pousser les délais comme d'habitude rek. lu weesu 1er novembre benn étudiant dootul mën a dugg ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar te yorul carte wante ndongo yi ñu ngi ñaan njiital COUD mu xoolaat app bi ñu leen may. xibaar yi wéy ci beneen jafe-jafe mi ngi ci mbirum mbalit mi daanaka ñoxor njaay bu ngeen seetloo ñii gàlloo yore oto yu mag yi di camion yu gëwélu di yàpp ak yebbi mbalit mi wane seen naxaru xol ba ca mujj may bari ki démb dañoo nekkoon ci bankam loxoom naam gerew ba jeex na waaye la taxoon gerew bi am ba léegi ma nga fandi buñ sukkandiku ci kàddu ma daani si kenn ci ñoom di yëngu ci wàllu mbaleem ndakaaru moom nee na fi ñu toll ni faaw ñu waxtaani mbir mi buñ ko waxtaanee wut ba jël ci ay matukaay yu wér péng ëllëg leneen gàllankoor mën naa am ndax ba léegi mbir mi dafa gëmm waaye fayul mu jàpp tam war nañoo xool diggante concessionnaire yi borom camion yi ak waa UCG moo nekkoon ganu ko kenn waa askan wi El Hadji Malick Sim ñu teewlu moom ma daani si benn fan rek boo toogee jëloo mbalit rek presque 2800 tonnes mooy envahir la capitale na nar a toog ñaari fan mu war a nekk 5000 à 6000 tonnes ci yenn quartier malgré que UCG jël na ay jumtukaay pour parer à toute éventualité mu ci wàllu bag yi muy ci wàllu kees yi mais terewul boo duggee ci yenn quartier yi ci biir surtout ci banlieue bi di nga sentir ni grève bi am na ay effets yu mu def et di remercier concessionnaire yi ci li nga xam ne def nañ ko pour accepter 2 milliards yi nga xam ne état bi jox na leen ko waaye nag loolu dafa war a am benn njàngat mooy que bor bi dafa yàgg bor bi def na plus de juróom-ñaari at presque chaque année bor bi day yokk léegi nag bor du am rek léegi nag état moo war a jël ay responsabilités am dakkal définitivement ay grève ay ñaxtu pour que nit ñi xam ni bu fekkee bëgg nañ Sénégal émergent Sénégal du émerger ci santé Sénégal du émerger tant que yaa ngi foulé au pied la législation du travail parce que àtte bor fay dañu liggéey ay pères de famille lañu ay mères de famille et ñu war leen a mettre dans les conditions yu leen permettre enfin ñu war a mën a nourrir de leur business sans cela aussi xam nga gestion taf yëngal rek mooy doon foog mu am ndëpp bu mag boo xam ne président de la République doon moo koy woote les états généraux du nettoiement bi nga xam ne état du Sénégal mooy état central mooy toog woo collectivité territoriale yi nga xam ne ni ñëpp xam ne ni mbali compétence transférée ci collectivité territoriale mais ñoom amuñu ay moyens woo concessionnaires yi woo UCG woo partenaires yi ñu ne kat lii lañ bëgg fii ak 2035 di lañ bëgg suñu dëkkuwaay set muy ci wàllu Ndakaaru muy ci wàllu capitale régionale yi parce que tamit nettoiement ku la il faut des moyens humains il faut des moyens matériels il faut des moyens financiers ba pare nga am ay stratégie à court moyen long terme ba pare aussi nga def li ñuy tuddee une planification bu lay permettre yow sa wàllu boobu nga xam ne lii ngay liggéey nii yaa ngi koy liggéey ci sa tey bakkan pour que ëllëg même ñun bañ fi jógee au moins ñu xam ne dinañ am ay dëkkuwaay. mu doon Madani Sy ak El Hadji Malick Cissé
ci kenn askan wi sàng ci ITV xabaar yi wëcc la neen lii mi ngi jëm élection locale yi coow li jeexagul ndax fi mu toll ñu ngi ko dëgmal lu gën a dem muy gën a jege si waaye gis na ni ay ndaw góor ak jigéen dañoo song yooyu élection kenn ku ne waajal lu jaadu la ngeen ci askan wi naam ndax gis na ni am na ci ñoo xam xëy na amuñu expérience ngir dem ci élection yooyu la waaye daan leen jàppale ndax seen engagement maanaam pas-pas bi ñu am ngir gis ni dañoo war a taxaw seen gox moo tax jàppaleen tànk lu mënta ñàkk la yenn ci ay kàddum ci gëstub Aline Sow ak Souleymane Diallo. ndaw yi taxaw temm takku ba dëgër la ñu def ngir jox seen naataangooy ndaw ñu jiite bokk moomeel yi. jeunes yi dañ leen war a essayer parce que nag wax dëgg yàlla fekkee yàlla dëgg rek la bëgg ñi fi nekkoon yóbbuwul ñu fenn quoi man dama pare pour loolu ñu changer quoi ci ca kaw nag ba ci suuf xam nga fi may waxee ca kaw ba ci suuf changement am quoi parce que wax dëgg yàlla depuis 1960 dara bougé wul. ndaw yi fës loolu jamono ji ci ëttug politique bi ñenn ci ñoom di sàkku sax ñu tabb leen ngir ñu jiite gox yi mu nekk lu jaar yoon ci gis-gisu ñenn ci askan wi. xam naa ndaw ñu bari dañu gis ne que changement war na am changement tam bu naree am tam ñoom dañuy bëgg ñu impliquer leen moo tax ñu jël décision impliquer seen bopp ci élection locale yi di ñëw te locale tam affaire gox la bu ci ndaw yi engagé woo rek c'est une bonne chose mais le seul conseil que je leur donne mooy ñu engagé wu ci xam-xam pas ci fugg parce que fugg day indi mal connaissance. kan la ñu war a tabb ngir mu jiite bokk moomeel xale bu góor bi ñu dajeel ca zone A di fësal ni rek mu nekk mag wala ndaw amul solo li am solo mooy mu nekk ab liggéeykat. lóopu solo nekkul ku mag wala ku ndaw lóopu solo lu ñu ëppal solo en tout cas mooy koo xamante ni dina fi nekk ngir askanam koo xamante ni askanam bis fu mu gëstu gis ko. boo xamante ni dina taxaw askanam xam dëgg-dëgg lan la askanam soxla pour man loolu mooy candidature bu gox yi soxla. ay weer képp des ngir ñu amal élection locale yi ci mim réew ndaw yi fës lool ci ëttug politique bi mu nekk lu bees lu mën a indi ab coppite ci ëttug politique bi ñeel doxalinam ci mim réew. jaajëf Aline Sow leneen ci xibaar mi ngi jëm ci mbirum élection locale bi tam jàpp leen ni ki nga xamoo di Soham El Wardini ginnaaw candidature am bi nga xamante ni bi coalition Yewwi Askan Wi dañu ko dàq ñu def forclose ndax na mu waroon a teel a ñëwee ci waxtu wa dafa jot weesu na ca ñëwul léegi moom ci boppam ñii di ay conseils municipaux yu sakkan ñoo ko daal di tabbum téyel ko candidature am bokkoon nañu moom mooy seenub candidat jàpp leen ni sunu ndaw ma nga fa dañ ñëwaat ak waaye jàpp leen ni foofu ci moom li mu dajem ay conseils municipaux yu bari teewoon nanu ko bokk na ca ñenn ñoo xamante ni bi ay jege ñaaleem lañu ngir jàppal ko tànk moom nag nee na dafa taxaw temm ngir wane ñi nga xam ñooy nekk ay kompalookat nekk na sa no ci ay pexe yu dëppoo ak yoon wala leen moom ci boppam daal nekk na kàngam ci wàllum politique ca itam li taxoon mu nekkoon premier adjoint ca mairie ba nekkut woon rek mbirum como waaye xam-xam ak man-man la dañ toppat wàllu guni mel ci xabaaru 19h45 yi jàpp xabaaru xaaju guddi ci ITV xabaar yi wéy ba tey ak local yi ñu gis ni ci ay gox yu bëri ci biir réew mi da nga fa fekk ay investisseurs maanaam ñi ngi investir ñi nga xam ñooy maanaam ay candidats maanaam samp mbër yi cool nag mi ngi tàmbalee am ca Kolda boo fa demee da ngay gis ni fi mu toll nii tembe ci wàllum politique kàngam yaa ngi wane seen bopp waaye nag dëgg-dëgg am na ci ñooñ xëy na dafa aaj ñu jàppal leen tànk gi lu mënta ñàkk la ndax ku ci ne jàpp na ni yaa gën ci sab gox waaye nag programme bu wér lu mën ñàkk la ñu dem ca Kolda xool fi mu toll ni mbir ya na muy doxee ak fu mu toll ànd ci ak correspondant Sidi Diatta. dama bëgg a dëggal ni ñiy laajte ndax candidat la bien sûr que oui je suis candidat. ñett fukk at ak juróom dong la am lu nu mel tax ba ñu jàpp ne kii di Abdourahmane Doura Baldé moo gën a féete ndaw ci candidat yi nga xamante ne ñooy joŋante palu maire fii ci diwaanu Kolda. bien sûr que oui tontu naa leen biir Saare Moussa ñëw ba fii encore confirmer ko on sera candidat à la mairie de Kolda on ira dans les 15 communes inchallah dans le département. lu yàggul dara moom Doura Baldé comme ñu ko ay jege ñaaleem di woowee musul woon jege lii di politique lépp lu mu def daf ko daan def te yàlla tax jege gu mu jege askan wi ak kóolute bi dox ak seen diggante tax na ba tey bari na ñi nga xamante ne dañoo gëm doxalinam firnde bi
bis bu yàlla sàkk rek am ay mbooloo wala ak ay mouvement yu fekk ci mouvement bi mu samp ni ñu duppee ko Kolda Debout. Moi je suis déjà debout. Donc man peut-être nekkoon naa feneen jóge feneen man nekk feneen à partir d'aujourd'hui je me déclare haut et fort. Je suis avec le mouvement Kolda Debout avec le président Abdourahmane Baldé. parti bi nga xam ne mooy LDR Yeesal di les démocrates réformateurs Yeesal te ki nga xam ne mu di Diagne Fada di directeur général actuel directeur général Sonacos moo dirigé parti bi nga xam ne mooy LDR Yeesal dañu décidé boo rek ginnaaw ki nga xam ne moo di suñu frère Abdourahmane Baldé Dioura gunge ko ci li nga xam ne moo di élection locale yi ñuy jëm élection 23 janvier 2022 yi nga xam ne ci lañ jëm pour que ñu dénk ko li nga xam ne moo di mairie bu Kolda. bu ñu gisee parti politique yi mouvement yi association yi jigéen ñi ndaw ñi ñëpp di nangul mouvement Kolda Debout ci liggéey bi ñu nekk di def dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax looloo waral nag bu ñu organisé wu seet ba seetaan xam nañ ne mouvement Kolda Debout ak ay alliés fas yéene nañu dem ci élection yi ñu jëm incha allah jàngat nañ ni dañoo war a dugg ci département bi maanaam ci 15 communes département Kolda bi. kii di Abdourahmane Doura Baldé mi nga xamante ne mooy caat bi ci ñi nga xamante ne ñooy jongante palu maire fii ci diwaanu Kolda naam guléet muy soobu ci langue politique waaye ñàkk déggoo ak xiiro bu ñu nemmeeku ci coalition yu mag yi mun naa doon ngeneel ci moom ba indi mbetteel ci ngoon 23 janvier bi ñu dégmal nii. xabaar yi woy ginnaaw mbirum politique ñu wax ci mbirum taaxi màbb ci biir Ndakaaru ak Sénégal gi yépp lu koy dakkal ay borom xam-xam ci wàllu béton ak fer weñ ak ciment bu dëgër gis ni ñàkk am ay jëmtukaay yu baax lu ci baree bari dafay nekk lu defar daal di koy taf yëngal lu nekk ba gën naam njëgg dina yomb waaye baaxul loolu nag mi ngi ci dëkk bi ci marché yi ñu ko ciy jaay moo tax bànqaas bi ñu dénk njënd meeg njaay ministère du commerce ak ay techniciens waxtaanee ko ni kon faw état Sénégal gën a teengal loi yi gën a waggar ngir aar jëfandikukat yi mooy ki tabax ak ki tabaxlu ndax ñoom ñëpp ñooy ne ci ñàkkum kaaraange bu fekkee lay jëfandikoo ci matériel nekkul lu gën ndaje moomem El Hadji Babacar Seck fekkewoon na ko reportage. woote njiitu réew mi ci ñu bàyyi xel tabaxin bi ak jumtukaay yi ñuy jëfandikoo mu def ko ginnaaw bi nemmeekoo yenn ci ay bâtiment yu màbb tax na comité de suivi bi saytu fer à béton woote ndaje ngir ñu fàttali ñi ko séq charte yi ko tëral. ñu réunir comité bi pour woyal ndigal yi nga xam ne moom la ñu président de la république jox waaye tamit sensibiliser leen ci mbir ci ñu gën a bàyyi xel ci fer bi nga xamante ne moom la ñuy produire Sénégal waaye tamit moom la ñuy importer ba nga xamante ne fer bi war na méngoo ak normes yi nga xamante ne moom la ñu tëral waaye tamit mu nekk fer boo xamante ne dafay favoriser concurrence bi. comité de suivi bi am lëkkaloo bu am solo ba mu am ak direction bu commerce intérieur ñu ànd di saytu njënd mi ak njaay mi ci wàllu fer à béton ndax teg nañu ko ci yoon. fixé fer bi nga xam ne ñu ngi koy defaree fii ci Sénégal ci yan condition lañ ko war a defaree yan condition la war a duggee ci marché local wala ci yan condition la war lañ ko war a exporter waaye fer bi ñu importer tamit ñu organiser inspection technique bi ba nga xam ne bépp fer buy jóge bitim réew du dugg fii mu nekk fer boo xam ne dafay respecter normes yi. way jëfandikoo yi ci seen wàll ñu ngi ñaax nguur gi ñu fesal njëg yi ngir mën a moytandiku yokkute yu jéggi dayo yi. Sénégalais bu nekk mu ngi aspiré am këru boppam donc waruñu bàyyi prix bi muy fluctuer te bu boobaa consommateur bi du ci xam dara et que les prix soient affichés dem leen ci jàll yi ngeen di jaay ñiy jaay fer à béton amu ci kenn ko affiché prix mais boo bàyyee noonu rek ci marché boo xam ne amul concurrence set mais boobaa consommateur bi moo ci lool. ci fàttali li mu fer bu am solo ñu ngi koy defaree fii ci Sénégal dem sax ba producteurs yi di si jaay bitim réew lu tolloog 400 000 tonnes. jaajëf El Hadji Babacar Seck ñu xuus ci beneen wàll gu am jafe-jafe ca mooy li ñuy xewloo ñu sant Falla Gaye xam nañu ko ci jën yaa booy wi nga xamante ni bii ñi ko xam nañu saf na dafa manqué ci réew mi nappkat yi ni fi mu toll ni tembe jafe na lool demal ci Soumbédioune foofee nappkat yi weddiwuñ ko ñenn ci ñoom sax nee ñu gaal yu mag yi nga xamante ñu ngi tëmb ci waxi Sénégal yi
di roñ di yóbbu moo tax géej gi dem ba rakk li nag moo tax gàllankoor am ñu sàkku taxawaay ngir soppi doxin am ba jën ak la ca aju mën a delluwaat baawaan ci réewum Sénégal ñu xuus ànd ci ak gëstu maam seen bu baabu. ñoom ñëpp ñoo ngi dajaloo ci seen grand place bi di waxtaan entre pêcheurs. yaboy bi nga xamante ne gisatuñ ko ci géej gi ñoom ñi nemmeeku nañ ko bu baax a baax ci lii leen nag jàpp nañ ne bateau étranger yi ñoo ko waral ci gis-gisu Njaase di ab nappkat. isantool nii de yaboy des naa yéeme bariwul lool sax isantool nii xanaa côté Joal yooyu daal ñoom ñoo sax xaw a tane jamono mi toll nii waaw ndax boo xool seen géej moo gën a gàtt isantool yi te yaboy boo xool fa la gën a ëppee jamono bi toll nii. waaw fii de boo gisee léegi maanaam saxaar yi ñoom ñoo bari saxaar yi Kembaal ñoo bari ak fele-fele yi moo tax isanto yaboy mootu la bari jamono mu toll nii. jafee na gis ci géej gi waaye tamit njëgam yokk lool nag Ibou Diop moo ñu koy xamal. dafa seer ay benn yaboy ay téeméer ak juróom fukk ay yaboy fi mu toll nii noonu la seere ba pare sax da nga ko dul gis bu doon da ngay gis yaboy du problème mais doo gis yaboy yenn mbaal yi dañ koy mbaal xam nga buñ ko jàppee lem yóbbu ko xaw ma. dañ koy weer xaw ma daal xaw ma nu ñu koy def genre keccax yooyu noonu. fu soxi ngay toll di dégg bruit vague yi ci tefes gi per yàgg moom nag moo ngi soog a egsi ci tefes gi ak gaalam moom mii la nag moo ngi xam ne lii yëpp nguur gi moo ko waral. bien sûr dafa manqué mais yoos bi amul ci géej gi kon yaboy nan lay wàcc see yoos mooy jën bi tax yaboy di wàcc see. de plus ba tey dañ koy dogale au fond état moo mën a jëlee mesure am ñu invité bateau yi fi ñu seen zone bi ñuy mbaale jën bi mën a wàcc sans de cela jën du am. askan wi bëgg ko lool ndax cafin gi ci nekk waaye tamit ak njëg yu yomb yi ñu ko daan jëndee waaye nag yaboy nekk na loo xamante ne gisatuñ ko ci marché bi. nappkat yi nag ñoom métti na leen lool te ñoo ngi duut baaraamu tuuma nguur gi nga xamante ne moo bàyyi bateau étranger yi ñu fiy napp. yegg nañu ci dëkk bi ñu leen di xameleel ñu duppee ko rubrique découverte tey ñu nga jëm ca commune bu Diass dëkk bu ñuy wooyee Mbayar dëkk bu am taarix la ca gox bu ni mel bari lool ay mbóot yu aaja toj aaja faram-fàcce itam ñu xuus ci faram-fàcceek Mountaga Kane. képp ku jege Diass liy jëkk a daj sa xel mooy montagne Diass yu yéeme yi ne foofule ca dëgg-dëgg nag montagne yooyu ñu ngi nekk ci dëkk bi ñu tuddee Mbayar. Mbayar moomu nekkoon na fi canton moom ak Nianing ci jamono colonisation bi lii mooy taarixu dëkk bi le Mbayar tur bi dëgg-dëgg mooy mbaar waaw mbaar nag bu ma ko doon tekki tey boo koy tekki ci wolof dañu ne mbaar ñun ñëpp xamandoo nañ ko mais buñ koy tekki ci saafen mooy ndaa yi ñuy naane ndaa mooy mbaar fi ma taxaw ni d'abord man naa wax ne mooy kër gi ñuy wax Gelor mooy quartier bi ñuy wax Gamlay ci Mbayar maa ngi dëkk nag quartier bi ñuy wax Leero mais suñu cosaan fii la Gamlay sama maam Gana mooy deuxième chef du village fii ci Mbayar sama papa nag moo nekk quatrième chef du village ci Mbayar chef du village bi premier chef du village Farba Kodou Ciss la woon sama maam la bi mu fi jógee sama maam Gana Thiandoum parce que mën naa wax ne lépp moom la Gana Thiandoum moomu ak Farba Kodou Ciss dañu def lu rëy ci biir Mbayar dëkk bi yàgg na parce que bu njëkk canton bi fii la nekkoon Mbayar canton Mbayar Nialing dégg ngeen ko yooyu moom ñuy def bind histoire lay dugg foofu du ma fa sorey mais fekkee na ñu di man ñi nga xam ne ñoo fekkee loolu ñu di ñu ko nattali nag mais fekkee ñu canton bi kon ñu ngi leen di dalal jàmm di leen xamale dëkk bi dëkku jàmm la dëkk bi dëkk bu yàlla barkeel la ci li ma xam dëkk bu yàlla barkeel la bu njëkk askanu Mbayar li ëpp ci li ñuy dundee mbay la waaye projet état bi ñuy wax pôle urbain Daga Kholpa jël na fa ay lu bari ci ay suuf
ba tax mu wàññi lool bërëb bi ñu doon béyee. tout d'abord damay njëkkee si li nga xamante ne mooy suñu activité principale mu nekk li nga xamante ne mooy mbéy te ku wax mbéy wax suuf bon donc mbébétu waa Mbayar tey jii nii buñ ko doon wax mooy que ne li nga xamante ne moom la ñuy def mu nekk mbéy te ñu gis ne mbéy bokk na ci li nga xamante ne moom mooy doxal réew te boo xoolee ñun ñii jëpp ay néew du doole lañ te nawet ba nawet la ñuy béy te ñun bu ñu sañoon mën nañ di béy 12 mois sur 12 mois boo amul moyen nag pour nga def loolu du mën a yomb da ngay mën a contenter si li nga xamante ne mooy la saison des pluies 3 mois yi moom ngay béy le reste da ngay toogaat wala soit ngay dem def ay activités parallèles yi nga xamante ne bon moom nga faral di def mais pour dire daal suñu activité principale mooy mbay. wax dëgg si yàlla ñun tiit nañ ndax projet yu état yi fi kii li ma si mën a wax en priorité mooy que pôle urbain Daga Kholbe mi nga xamante ne tey jii nii daanu na si ñun te village de Mbayar mu nekk si impacté direct wu pôle urbain Daga Kholbe boobu nekk na suñu njàqare boo xamante ne bu mag a mag la te di ñaan état wax dëgg si yàlla waa dëkk bi parewuñu pour ñu nangu projet boobu bu ñu naan pôle urbain Daga Kholbe ndax xamuñu ko. montagne Diass yi nekk nañu bërëb yoo xamante ni yu màgg ci askanu Mbayar ci wàllu cosaan ak aada. ak mbéy bon ci cosaan nag munoo wax cosaanu Mbayar nga bàyyi maak ak ndebaan mooy montagne bale mooy détail bi ma la wax boo demee ay xeer ñoo fa nekk ab la lu nekk ci gannaawam nag ci gannaaw montagne bi mën naa wax ne lépp ñu ngi foofu sax ci suñu culture am na yoo nekk foofu am na lu ñuy wax njoot mu ngi foofu am na lu ñuy wax mag ni ndebaan mu nga fa am na yoo xam ne ñu ngi ci suuf. ngir nag mën a woyal seen cosaan ak seen aada ni ñu ko bëggee waa dëkk bi taxawal nañu benn troupe folklorique boo xam ne saa su amee lu xew rek dañuy ñëw daal di feddali li maam yi nekke woon. trop fecc waa am na mais c'est pas officialisé mais ñoom ñu ngi ciy yëngatu actuellement gën nañu ñoom seen kii bi mettre que en œuvre bu nekk loo xam ne c'est international. Des fois les hommes politiques ñu leen di solliciter fecc saafi saay ñun moom suñu saafi fecc saay la ñu mbecc. waa Mbayar jaaxle nañu lool ndax dëgg la bëgg nañu ànd ak doxinu jamono waaye tamit doxinu jamono boobu tax na ba seen dëkkin ma xaw a sooxe ba tax ñu jaaxle ci seen ëllëg ci keru massif de Diass yi ñuy dippee Makné Débane. jaajëf Mountaga Kane mooy doon faram fàcceel loolu nga xam moo di dëkk bu taarixee boobu léem di Mbayar ca commune bu Diass sant ko gërëm ko ci liggéey bu ni mel waaye tam sant leen gërëm leen ci ànd beeg ñu ci programme ITV ñu bàyyi leen ginnaaw bi ñu tëjee pàccu xabaaru marax yi la totale mooy woy bloc d'information bi ak Cheikh Hassana Fall ak invité mu doxal ba ci kanam jaa ngeen jëf.